mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bi simili leen ci xabaaru marax yi li ci gën a fës benn bàmmeel lañu fekk ci ginnaaw këru Serigne Moustapha Sy ca Tivaouane gendarme yi nag dikk daal di ko sulli lañ ci bëgg mooy ab leeral ci néew woowule autopsie ko lañ ci daal di def ginnaaw enquête yi nga xam ne ubbi nañ ko ci danañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir norteelu xabaar yi bu ci àllande ak Khalifa Diakhaté mi ci indi leeral syndicat technicien yi liggéeykat yu yëngu ci wàllu mbay mi ci Sénégal danoo mer ba tax ñu wàcc mbedd mi ni ki tey yëngu-yëngal Samba Gaye ki naataangoom ne nag lu nu bëgg mooy nekkin gu ñoŋ rawatina kon liggéey woo xam ne lépp li nga xam ne kon laaj na ko dinañ ko mën a amee ba tax kon jot nañu kon yebbi sax seen maire jëwriñ gu ñu dénk wàllu mbay mi ci Sénégal ndaxte nee nañu kon Moussa Baldé lépp lu ñu xaati woon ak moom France daal di xëdal ndax lépp la taxañ daal di kon sànni seen wa loolu lépp kon di seen njàmbat saafara gurée lañ ci sàkku dañ leen teewlu nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi bés bu ñuy màggal wàllub rajo tey nag la am tey la am kon téeméeri at ginnaaw gi nag jot nañu laaj askanu Sénégal ndax ñoom gis nañu seen bopp ci métier boobee rawatina kon rajo waaye nag ñu ëpp ci ñoom nee nañ kon ba léegi kon tey la ñu ubbi seen xol ngir rajo ne ci faax waaye nag am na ñoo xam ne nee nañu kon ëttu xarala yu yees yi kon fi mu ne la ñu teg seen gër ngir mën a xew lépp li xew ngir mën a xam lépp li xew ci réewum Sénégal dañ leen teewul du mu gën a yaatoo ci njeextalu xabaar yi ak Abdourahmane Ly mbokk yi loolee gën a fës ci xëdub xabaar yi nees kiis bu jëla àndañu ci faram fàccee salaamaaleykum mbokk yi gërëm nañu leen ci ànd beeg ñun ci ITV xabaaru mbaraxee des ko door dem ca Tivaouane ak ab néew wala boog bàmmeel lañu fekk ci këru Serigne Moustapha Sy Al Maktoum loolee nag ab gendarme yi kon dikk nañ fa ngir am lu leer dëgg ci li nga xam ne kon moo fa daal di amee waaye nag ñoom dañoo dikk ànd ak ñii di service d'hygiène ngir sulli néew bi lañ ci bëgg nee nañu kon ngir xam dëgg lan moo fa xew ginnaaw autopsie bi ñu daal di def jëm ci wàllu woowule waaye nag ginnaaw gi nag dañ ko sulli ngir rek yóbbu ko ubbi ci itam ab l'enquête ñoo na ci leeral ak yi bàyyeekoo ci Khalifa Diakhaté gas bi mu ngi door ci bi marax di maase gendarme yi ñu ngi agsi ci kër gi ndax dañ leen ko wax gannaaw bañ leen ko waxee nag bi ñu ñëwee am na ñu jot a teg loxo ndax ñooñu dañ doon jéem a gàntal gas bi ñu doon gas ci ginnaaw ëttu këru Serigne Moustapha Sy jàkkaarloo ak gaaru ceer bu dëkk bu tedd ba alkaati yi commissariat bu Tivaouane la ñu fa yabaloon waaye ñooñi ba ñu agsee xamuñu woon sax ana lan moo xew waaye yiir bërëb ba moo leen taxoon a jóg ñu daal di leen di tasaare ñenn ñi yóbbu leen ca tribunal ñenn ñi préfecture ña ca des ñu bàyyi leen ca kër Serigne bi ngir daal di fàggu bépp yëngu bu ñu fa mënoon a nemmeeku ay waxtu gannaaw gi ci la waa GMI di groupement mobile d'intervention accès ngir daal leen di aw waaye dara xewut lépp ci jàmm ak tey ci la ñu ko nemmeekoo ba ci jamono yi këruk njiitul Moustarchidine mu ngi ne tekk gardien baa fa ne niki noonu Tivaouane gépp it ñu si bari sax daanaka yëguñu mbir mi enquête bi door na gëstu yi gendarme yaa ngi koy amal néew bi nag yóbbu nañu ko kër docteur ngir ñu nemmeeku ana lan moo waral faatu gi. dara du doon ci bu ci àllande ci xabaar yi ñu dëgmal lépp kon li ci daal di tukkee di ngeen ko am dama gën a yaatoo waaye nag lu ñu jàpp ni rek mooy waxtu yi kon li nga xam ne kon jot na tukkee ci enquête bi amul leen loo xamante ne kon indi na benke ñenke ci néew woo fa daal di tëdd téeméer ak juróom fukki milliards sunu xaalis mooy programme bi nga xam ne kon la ñu samp ngir jëm ci loi des finances rectificatives loolu nag jëm ci xëyub ndaw Sénégal ginnaaw gi nag lu toll nag ci ñeent fukki milliards sunu xaalis tam danañ ko dugal ci wàllub xëy mi loolu ci wàllub wér-gu-yaram ginnaaw nag loi boobee bu daal di noppee lan la mën a jur ci njëriñ ci Sénégal jot nañu laaj kii di taskatu xabaar bi xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom di Abdou Diaw moom nag nee na kon loole ñetti mbir kot moo koy sabab ñu teewluy leeral li nga xam ne bàyyee na ko jëm ci jokkoom ak El Hadj Malick Cissé. loi de finances rectificative dafa bokk ci mise en œuvre politique budgétaire ci état yi loolu boo xoolee yoon moo ko digle donc am na sañ-sañ effectivement tëggaat budget bi mais il faut mu am lu ko justifier boo xoolee nag souvent li koy justifier ñetti mbir lay doon benn bi luñ tuddee ay maanaam benn perturbation moo xamante ni dafa am lu ñëw yàq prévision yi nga xamante ni prévoir nañ ko ci wàllu recette ci wàllu dépense beneen point bi nga xamante ni mën nañ ko évoquer mooy surtout par exemple mu am benn
recette maanaam li nga xamante ni dañ ko prévoir woon si recette mu yokk mu wala mu wàññeeku loolu aussi dina gën a pousser état yi ñu xoolaat def adopter loi de finances rectificative. am na beneen troisième facteur boo xamante ni mën nañ ko aborder maanaam mu am benn ay mesures yu bees si wàllu législatif au plan législatif ou bien au plan réglementaire de sorte que day am benn influence si adoption budget donc initial bi mooy finance budget loi de finances initiale. donc boo xoolee ñetti facteurs yooyu benn bi bu naan wax ne bu njëkk bi si la état bi sukkandiku pour mën a def adopter loi de finances rectificative mooy maanaam lu ñu tuddee déséquilibre des lignes budgétaires donc les grandes lignes de l'équilibre budgétaire boo xoolee boobu la état bi sukkandiku pour mën a adopter loi de finances rectificative. maintenant loi de finances rectificative bu ñu ko adopté ban njeexital la am njeexital bi boo xoolee ñett la benn bi mooy dañuy maanaam dafa programmer maintenant 40 milliards yoo xamante ni dañ koy yokkal jox ko ministère de la santé parce que xam na ni mbas mi ngi fii programme de vaccination bi dépense yi bëri na. beneen implication bi mooy 150 milliards yoo xamante ni aussi war nañ ko jëlee si budget bi nga xamante ni moom lañ defaroon maintenant si loi de finances rectificative si li ñu mën a sukkandiku pour am 150 milliards yooyu noonu maanaam dañu am projet yu ñu gelé xool ci comp fii comp ba mat 150 milliards ñu boole pour mettre en œuvre programme bi nga xamante ni mooy xëyu ndaw ñi bu chef de l'État lancé woon. développement Sénégal wala bokk suqalib Sénégal fala budd faw mu jaaree ci xam-xam jaaree ko nag ci science ak technologie xalaat la bu bàyyeekoo ci Maram Kairé moom nag ingénieur la nee na nag état bu Sénégal naam ma nga def ay jéego waaye tam ndaw ñi Sénégal foo ñu gën a daal di gént rawatina kon gën a namm seen xel jëm ci wàll woowu la ñu teewli kàddoom ci micro Jeeba Seydina Mbaye. xëy na jàppagul waaye dafa war a jàpp ndax amul jeexi jaaxa sax réew mi buñ ko bëggee développer ba mu egg fi mu jëm boo xoolee ci ñi ñu wër ci àdduna bi yëpp science ak technologie moo mën a tax ñu développé wu waaye dafa am lu mu laaj li ko jiitu xëy na mooy ñu fexe ba xale yi bëggaat science maanaam xale boo gis ci tout tànkam science da koy intéressé tey boo jëlee oto nga jox ko xale cadeau boo defee ñetti fan mu dajji ko parce que mi ngi xool lan moo nekk ci biir nan la roue yi di doxee yu mel noonu lan moo tax xale boobu noonu bu demee ba benn moment dootul intéressé te ci science xëy na ci niñ ko koy jàngalee la xëy na daf koy bëgg di ko pratiquer waaye gisul fu mu ko mën a jëfandikoo donc yooyu yëpp il faut ñu taxawal ko maanaam ci jàng bi ay bërëb yu ñu ko mën a jëfandikoo ay ñoo xam ne mën nañ ko ci tàggat ñu leen di wooye ay médiateurs scientifiques ñoo xam ne ñoom ñooy fexe ba science bi yomb ci moom boo xam ne boo koy wax du nekk loo xam ne day mel ni ay gént ci moom day leer ci kanamam ñu fexe ba xale yooyu teel a xam ñoom lan la ñu bëgg a doon xale doo bàyyi ba mu am bac nga naan ko lan nga bëgg a doon ci njëlbeen buy def sax CM2 war na xam déjà moom lan la bëgg a doon su boobaa nga mën ko ci jàppale mu nekk un rêve boo xam ne da koy topp di ko tàggat mais mu am aussi passion maanaam passion boobu mooy li nga xam ne daf ciy xër boobu mooy tax ba suba même bu dee am na ay jafe-jafe sax dina sawar pour jéggi jafe-jafe yooyu pour mën a continuer leneen li nag mooy ñu wàcc ci terrain bi maanaam nekk ci askan bi di tàggat maanaam vulgariser di tàggat science suba ak ngoon. Falling Walls Lab ab jongante la woo xam ne ñetti simili la ñu may ñiy jongante ngir rek ñu balal waaye lépp lu jëm tamit namm seen xel jëm rek ci wàllu xam-xam ngir rek loolee nga xamante ni la ñu dippee faire tomber les murs ngir rek xalaat bu ñaw daal di kon jolli ci réewum Sénégal ci ab jongante woo xamante ne lu toll ci 20 nit ñoo ko daal di sekk ñoom nag dinañ leen waajal waaye nag seen xalaat gépp dañ ko daal di biral ci diirum ñetti simili kott loolu nag jëm ci wàllu science ak tamit na la ñuy def ba société bi daal di gën a ñoŋ gannaaw nag ku jël raw gàddu gi dañ la may ab billet boo xam ne dina mën a tax nga dem ca Allemagne ngir rek wéyal sa jàng waaye tamit tam nga dem fa daal di nemeeku loolu lépp nag ñu ngi ko daal di amalee ci teewaayu Aïssatou Kane Bara Sow reportage. ngir gën a fësal xam-xam ak xarañteef 20 ndaw ñoo fësal ab projet bu gëstu ku ne ci ñoom jël ñetti simili ngir xamale lu mu liggéey kenn ci ñoom di wuyoo turu Mori Touré def ab gëstu jagleel ko nu ñuy seetloo asamaan fii ci biir réew mi. waa concours bu am solo la ci ndaw yi parce que dina tax ndaw yi di mën a wax devant ay mbooloo yu bëree bëri waaye dina tax ndaw yi di mën a teg seen ay wax génne ay xalaat yu am solo ngir développement Afrique mais surtout ngir développement Sénégal. mu nekk ci ñetteelu position bi Mohamed si moom ab baawu ñàkkukaay la defar duppee ko bench mu doon lu yees. donc ñeenteelu produit boobu mooy lu ñu wooyee banc de vaccination ñu tuddee ko bench en anglais lu ñu muy ab caisse donc caisse boobu dafay mun permettre nga mun vacciner nga mun ñàkk 150%. Je sais pas comment on dit ça en wolof 150% en 9 secondes.
kii jël raw gàddu gi leen nag moom mbégteeb rek moo dëkk ci moom ndax li mu nar a teewal Sénégal ca Berlin. sentiment de fierté laa yëg parce que soo ñëwee un concours mu am plus de 30 participants à la base ngeen di dem ba à la fin ñu jox la le prix c'est forcément benn sentiment de fierté nga ci am mais aussi benn source de motivation la pour continuer liggéeyaat ci projet boobu noonu. que projet bi ab nanofiltre la maanaam filtre bu ndaw en fait connecté à un contrôleur de qualité buy permettre ñu mën a contrôler qualité ndox mi xool saytu su fekkee composants yi maanaam li ci war a nekk na ci ak teneur bi tamit maanaam ni mu war a toll na noonu su tollul noonu ñu fexe ba équilibrer ko ba à la sortie ñu mën a am benn ndox ba nga xam ne moom la ñu recommandé par les structures de santé ba muy OMS. Anissé Millet moom war na taxawal Sénégal ca Falling Walls Lab ba am ca Allemagne te xam ne lauréat yi fay teew yëpp seen ab projet dinañu leen ci gunge ngir mu taxaw. ci atum 2014 la fondation bi di fédération Friedrich Naumann di gunge concours yi di jongante Falling Walls Lab loolee nag di ay projet yoo xamante ne ni ay ndaw kon ñoo koy samp ci réew mi ngir rek mu am njeexital ci wàllub science ak ci wàllub société directeur bi di Jo Holden ñu teewli kàddoom ci micro Mame Aïssatou Kane. Naumann organise aujourd'hui le Falling Walls concours pour la 7e fois. tey dañoo amaloon concours bi nga xamante ni moom la ñuy wooyee Falling World concours boobu nag lu toll ci ñaari at a ngi boobaak léegi ñu ngi koy def concours bi nag li ko tax a jóg rek mooy jeune entrepreneur yi nga xamante ni am nañ ay projet ñoom la ñuy woo dajale leen ñu présenter seen i projet bi ci gën a baax nag kooku la ñuy tabb mu gagnant boobu nag moom sax mooy teewal Sénégal ci concours international bi nga xamante ni dafa war a am novembre fële ca Berlin ci Allemagne concours boobu nag lu toll ci ñaar fukki pays lu toll ci téeméeri dëkk ci àdduna bi ñoom ñoo ciy participer soo gisee nag concours bi doon lu am solo da di am réew entrepreneuriat moo ko yor réew moo fi gis ay entrepreneur am ëpp ay fonctionnaire am réew moomu day dox te gis nañ ne Sénégal jamono ji li nga xam ne moo di entrepreneuriat soxla nañ ko lool ndaxte entrepreneuriat bopp li mu mën dafa bëri lool. Les gagnants de Falling Walls sont invités pour présenter leurs idées dans des autres pays et dans la sous-région. ay résultats yu mucc ayib moo tukkee ci revue parquet 8e édition maanaam juróom-ñetteelu yoon ñu koy amal ci mim réew loolu nag niki ren kon nañ ko daal di xayma yi kon mu ngi jëm ci niki daaw loolu nag tax ba ñoo ne naam am na yekkute ak i jéego yu yaatu yoo xamante ne ni amee na ko waaye nag terewul foo rek ñu daal di indiwaat ab joyante waaye nag gën a baral jéego yi ngir rek lépp lu jëm ci wàllub njàng meek njàngale mi gën a doon lu mucc ayib ci Sénégal Mame Seynabou Babou Cheikh Diop ci leeral. xalaat fi rapport jéego yi nga xamante ne amal nañ ko ak topp li tax a jug plan d'action paquet loolu nag moo nekkoon solowu 8e édition revue sectorielle Dame Diop jëwriñ ju yor wàllum formation professionnelle. donc revue nag dafa nekk loo xam ne ni jamono yi bu ñu taxaw pour saytu li ñu defoon maanaam ñu def évaluation ci système éducatif bi de manière générale. donc ren nag liñ ci mën a jàpp mooy daaw malgré mbas mi système bi taxaw na. gouvernement taxaw ci wetu système bi pour que jàng mi mën a continuer bañ am résultat yu mucc ayib liñ ci jàpp nag mooy loolu war nañ ko gën a dëgëral maanaam consolider li nga xam ni am nañ ko comme résultat. ñaari défi la ñu war a relever bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Talla di jëwriñ ju ñu dénk wàllum éducation nationale. même su dee pandémie bi am na ñëw nañu quand même fii waxtaan bi nag mooy que nañu jéem a def bilan li amoon daaw nan la ñu fex daaw ba école bi tëjul ba résultat yi baax. nan la ñu war a def pour que ren aussi ñu maintenir li ñu amoon comme résultat daaw ñu am résultat yu gën a baax donc loolu nag laaj na défi yi bari na. bu ñu sukkandikoo ci Abdou Khadir Fall di secrétaire bu union association élus locaux moom nag moo ngi kontaan ci résultat yi ñu am moo ngi ñëw tamit ci li nga xamante ne moo soxal collectivité territoriale yi. ñun collectivité yi maanaam gox yeeg goxaan yi lañu ci. état jox te ñun ñuy ay bànqaasu état ci ñu ci war góorgóorlu war ci taxaw daf ci am ñaari mbir bari na yeneen yu ñu war a wax mais lu nekk dafa am lu la ciy gën a ëmmal mooy mbiru budget consolidé d'investissement maanaam benn tomb bi nga xamante ni ñu ngi ci am yaakaar ndax dina tax ëllëg ñu gën a yaxanal alal askan wi yëpp. revue bi nag dafa nekk ay moment yoo xamante ne dañuy saytu ak topp jéego yu am solo ak évaluation wu mise en œuvre programme sectoriel bi.
Mame Seynabou Babou jërëjëf maa ngi ko junj ci ndorteelu xabaare kuréel yu ëmb liggéeykat techniciens yi yëngu ci wàllu mbay mi ci Sénégal nekk ci doonu Saloum danoo mer ba futu ginnaaw gi nag ay sàkku def yu bëri la ñu teg ci table gi bëgg ci saafara bokk na ci salaire yoo xamante ni mucc ayib lay doon waaye itam ndàmpaay yi jëm ci wàllu logement ñu daal leen ko jox looloo tax tey ñu wàcc ci mbedd bi ngir rek yëglu ba askanu Sénégal gépp dégg leen rawatina jëriñu ñu nekk wàllu mbay mi ci Sénégal ndax jàpp nañu ni Moussa Baldé lépp loo xamante ni kon jot nañ koo xaatim ba déggoo ci ba léegi ni kon France daal di xëddeen ndax jëf topp ci wax ji ñu teewlu seen njiit di Samba Gueye ay kàddoom ci micro Adama Sarr. li waral su ñaxtu bi dafa nekk loo xam ne li lu yàgg la ñuy laaj ay indemnité logement ay indemnité risque ay indemnité responsabilité ay indemnité de technicité loolu yëpp ñu waxtaanoon ci ak ministre bi ba d'accordoon ci depuis 2020 mu war koon doxal ak ministère finance ak ministère fonction publique yooyu ci yàbbu ci lu mu ñuy def mooy jël suñu naataangoo yi nga xam ne ñoo teewal syndicat bi di leen affecté ay laborantin mu leen di menacé di wal ne leen su ngeen génnewut bulletin analyse yi ak vignette yi dinaa leen sanctionné loolu nag ñu koy naqarlu kon ku mel noonu tey bu fekkee ne moom lañ teg ci boppu ministère bi mu war a suqali mbay mi war a dimbale askan wi war a créer emploi kon kooku noonu tey yellowut mu nekk fi mu toog. réewum France rocci ay jàmbaaram ci li nga xam ne ko moom foofee ca Mali waaye nag jëfu France bettul Mohamed Maïga ingénieur la ci wàllu politique sociale moom nag jàpp na ne kon rocceeku France googe nag nekk na loo xamante ni ñu mënoon xaar la waaye day firndeel taxawaayu France ci li xew waxtu wi ca Mali ñu teewli kàddoom Mohamed Maïga ay kàddoom ci micro Pape Mbaye Diaw. Ce communiqué qui vient de sortir, qui consiste à la suspension. Communiqué bi nga xamante ni waa France génne nañ ko ngir dakkal opération yi nga xamante ni dañ ko daan amal ak armée malienne bi fii nga xamante ni moo jëm ci xeexu wàllum terroriste yi loolu nag doon na loo xamante ni ñun ñaari jàngat lañ ci am ndaxte gis nañ ne message bu bon lay wone fii nga xamante ni moo di ci Mali te it fii nga xamante ni fii la ñëwee baaxul ndax ñun ñëpp xam nañ ne ki nga xamante ni moo di président transition bi di Assimi Goïta ci altine bi ci la war a def cérémonie d'investiture am beneen bi ci topp mooy message bi ñu bëri ñi nga xamante ni dañ doon bañ présence su français yi fii nga xamante ni moo di ci Mali ñoom dinañ ko rafetlu d'ailleurs sax man gis naa ne ñii nga xam ne dañuy manifester ajjuma bi ñëw dinañ ko fa wax waaye lu mën di am ba des daal jamono ji nanu xaar ñi nga xamante ni moo di autorité malienne yi nan la ñu gisee communiqué boobu waaye daal mën na indi ay jafe-jafe fii nga xamante ni moo di ci Mali. Brandi demain vendredi lors de la manifestation. rajo am na téeméeri at ci tey jii loolu nag ñu màggal ko ci Sénégal wërngal këpp waaye rek jot nañu laaj askan wi ñoom nag nee nañ ko ba tey te dañu ubbi seen xol ci rajo waaye am nañ ñoo xamante daal jàpp nañu ni lii di réseaux sociaux yi kon bokk na ci li leen gënal ba tax ñoom nee nañu lépp li xew ci réew fa la ñuy dem ngir mën ko xam ci anam yu gaaw ñu ànd ci leeral ak reportage bu Abdourahmane Ly. Fatimata Sané du jóg si di déglu rajo ñu taseeg moom ca foire mu nekk di xaar bus ci arrêt bi mi ngi xam le ni ki bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee lay tàmbali taal rajo wam muy habitude wala ñu ne lu mu tàmm lu koy may mu xam lépp li nga xamante ni xew na ci mim réew. macha allah damay bàyyi xel rajo lu baree bari parce que ci rajo nga mën a dégloo lu bari moo tax damay bàyyi xel rajo lu baree bari pour xam lan moo xew sama dëkk pour xam ban information moo xew sama dëkk loolu laa ci gën a bàyyi xel. waaw fajar gi nag waaw dinaa jàpp benn rajo ci rajo yi ci dëkk bi déglu boobu journalam ba mu jeex bu journal 7h bi jeexee ma demaat jàppaat beneen ci rajo dëkk bi dégluwaat ko ba mu jeex waaw xibaar yi daal laay gën a bàyyi xel ak revue de presse yi wax. ndongo gi moom rajo sax lañu ko fekk muy déglu muy wéeruwaay gu am solo ci képp ki nga xamante ne bëgg na xibaar yu wér te wóor. muy gis-gisu Tidiane Sow. fu mu mënti dem rajo ànd ak rajo am information yoo xamante ne moom lañu bëgg information yoo xamante ne moom lañ soxla te du leen yàqal seen activité parce que am na yoo xamante ne boo ko bëggee déglu il faut nga arrêter sa activité pour mën a dem seetaan télé wala def leneen dem si cyber wala fenn mais rajo c'est un moyen d'information boo xamante ne dafay accompagner moo tax ma ne man à mon avis il y aura toujours des changements par-ci et par-là mais la rajo va demeurer va occuper sa place qui est une place primordiale dans le secteur d'information quoi. wante jamono ji daa mel ni jumtukaayu xarale yu yees yi moo ngi koy jéem a remplacer Fatimatou Ba nee na du déglu rajo réseaux sociaux yi la gën a nekk mu ni ngir am ay xibaar. parce que réseaux sociaux yi moom ay gën a arrangé ndax information yi ci nekk moo gën a essentiel moo gën a jub daal
bu dee ci rajo bi dañ koy guddal di joxe lépp alors que c'est pas forcément nécessaire. fu ñu mënti nekk ak lu ñu mënti def rajo ngi fi ngir di ñu jox ay xibaar yu wér te wóor muy gis-gisu ñenn ñi téeméeri at gannaaw bu ñu ko taxawalee njëkk ñeneen ñi moom gisuñu seen bopp ci rajo jàpp nañu ni lu leen di jox xibaar yu ñu yitewoo moo di yi di réseaux sociaux yi. Abdourahmane Ly jërëjëf ñu daal di jeexal ak tàggat yaram gaynde Sénégal yu jigéen yi yëngu ci wàllu handball jébbal leen kon raay réew mi ñoom nag war nañu bokk ci jongante yi nga xam ne ko ñu ngi koy amalee ca Cameroun yemook ñaar fukk ak ñeenteelu édition bu Coupe d'Afrique des Nations bu handball senior yu jigéen yi Sénégal nag bokk na ci groupe A bi bokkook République bu Guinée. Madagascar ak Tunisie jongante yi kon danañ ko daal di amal danañ ko amal kon juróom-ñetti fan jàpp ñaar fukki fan ci weeru juin atub 2021 gii ñu nekk ci palais de la salle polyvalente bu Yaoundé. gërëm nañu leen bu baax mbokk yi ci ànd bi ak ñun ci ITV loolee moo la fa laaj ci kon xabaaru maraxi gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yemb El Hadj Malick Cissé ci coordination bi gërëm Ndiaga Seck ak El Hadj Abdou Aziz gërëm ñëpp mbokk yi ci ànd bi ak ñun ci ITV xabaar yi bu calandee dina dikkaat ci yaatal 19h45 ci kàllaama tubaab ak Ousama Monique Sagna fi ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu fanaan ci jàmm.